Senelec këru courant gi ci réew mi la ko jàpp su ko bàyyiwul ku maywul xuy xamat ga fi woon ca la ñuy dellu kër gi mooy liggéey ba pare am ay clients yu mag yoo xamante ni dañu koy leb te fay bor bi dem ba téeméeri milliards observateur dañu ko xamal ne ñi ca gën a mën a bañ a fay bor nag mooy TER bi Sen'Eau Limac AIBD université yi ONAS ku ne ca ñoom mi nag yónnee nañ la artu di mise en demeure ngir rek xamal la coupé guñ la mën a coupé libération ne moom Senelec it ñamu amel dañoo wëlbatiku di ko artal muy producteur privé indépendant yi jaay courant defal nañu ko mise en demeure di artu ca kër gi mënul àbb ci banque yi ay keesam da caayam sëkk ak it société yu mag yi ko amel xaalis te koo fay Central Car Power gi ci waaxi Ndakaaru rek cay togg courant di ko jaay xeetoo ci Turquie fukk ak ñetti milliards la koy dikkee ci gàttal daal su li dakkul wala soppikuwul ku yebbu waajalaat groupe électrogène yi toxale gi ñu toxale personnel hôpital Le Dantec observateur ne feneen fu muy def nag ak njeexite yu bon bokk na ca ñi daa yëngu foofee business ak yóbbu seeni dëkkuwaay naka noonu it ñi nga xamante ni ñoo daa yëngu ci wàllu transport bi source aane su fa yemoon rek sax mu tane waaye tasaare personnel bi ci l'hôpital yi moo dul yomb Tidiane Ndoye socio anthropologue ci yéene kaay bi ne dina doon jafe-jafe nag googeeg toxal ci soxna yi wandaloor ak it malade yi nga xamante ni seeni loxo jotul ginnaaw gi ndax loo ci mën a wax nag Dantec moo gënoon yéwén ci ñoom ndax yeneen l'hôpital yi ci mel ni Dalal Jàmm ak Pikine foo ca fayul duñu la faj wala boog du yomb ci yow ci direct news gi Marie Sagna di ci xamle dox di marche bu ñuy amal samedi ji ngir ak njàppale jëmee ci personnel bu la Dantec upp baax na ci laax bu tàng démb professeur Ndoye dafa ŋàññoon ci yéene kaay pataaralug médecin universitaire yenn yu Sénégal ci toxalug personnel la Dantec demoon ba ni sax moom toxal gi daalalwul ci yërmande tey ci l'info kenn ci yooyu universitaire génn ci pataaral gi professeur Alain Khassim Ndiaye bu la Dantec gis ne moom professeur Ndoye day wut xëy na bës ak lu ni mel waaye amul benn leçon bu muy jox médecin wala universitaire yu Sénégal wala benn leçon bu ñuy jëlee ci moom ndax professeur Alain Khassim Ndiaye dafa gis ne ak pataaral sax mun na ne léeg-léeg mépris wala intelligence xeetu yeewite goo xamante ni du ko jóg rek mën koo tekki ci gàttal mu ne ko professeur Ndoye yow ngi nekkoon sama étudiant 4e année médecine du leçon bu ma mën a jëlee ci yow wàllu politique Abdoulaye Wade moom waaye amul benn leçon bu muy jox médecin wala universitaire yu Sénégal wala benn leçon bu ñuy jëlee ci moom ndax professeur Alain Khassim Ndiaye dafa gis ne ak pataaral sax mun na ne léeg-léeg mépris wala massification def seen kem tàttan ngir yokk mbooloom parti bi njaayum carte mi joxe na ci ndigal na ko noonu di yeesalu structure di bànqaasi parti bi président Macky Sall la tribune la mu gis mooy ay alliés yi nga xamante ni ñoo ko wër ñoo ko diisal ca ci gàttal du njariñ bu nu ko amal ñoom ñooñee sax di PS AFP LD PIT AJ le vrai journal dafa gis ne seen wàll jeex na la fin d'un cycle PS yéene kaay bi ne takk ndeer baa ca des AFP ñuy njort mu suux ginnaaw Moustapha Niasse LD ñu ne daa sukkoon ba léegi de ñaret tëdd faf PIT ci Facebook bi la ñuy xamee ak dundam AJ le vrai journal ne loolu di Savané kenn xamul faf fu mu ne li xaar nag président Macky Sall yëpp du yomb ci gis-gisu Sud Quotidien ak njëg yu taaweeku ci marché bi rek résultat yu jekkadi ci élection yi wees opposition bu dekkiwaat ak it gouvernement bu bees bu mu war a taxawal yéene kaay bi gis ne li lépp di mandargay njeextalu mandat lu jëm ci taxawalu 14e législature bi di penc mu bees mi ci assemblée enquête ne président Sall mu ngi waajal manœuvre yi nag ndax samedi ji dina daje ak député yi Benno Bokk Yaakaar ci palais ba bu boobaa dina def ab atteem ci kii doon président assemblée nationale na bureau bay tëddee commission ya waaye bu déglu woon soxna Ndioro Ndiaye rek du jarab na daje nekkoon soxna Aminata Touré lay fal président assemblée nationale soxna Ndioro ne benn dina doon bu njëkk ci réew mi jigéen di jiite assemblée nationale justice sociale am ak it muy jéego bu am solo ci wàllu démocratie bu réew mi def Ndioro Ndiaye di waneeg mbégteem ci yéene kaay bi ci bu muy gis ci campagne électorale bi mu ne soxna Aminata Touré takk sërëm di ko jaayante ak géew boo xamante ni góor yi kese ca génn ca nag ak njàmbaarteeg ndam lu rëy Bougane Gueye Dany ci le mandat di ci wax li waraloon moom mu takk tubayam ci campagne bi ngir Sénégal rek la mu ne xaaru ca kenn xaaru ca lenn Déthié Fall félicité na ko ca ku ci mel ni Lamine Thiam mu ne ak Khalifa Ababacar Sall Ousmane Sonko nag mu ne xëy na daa amul woon jot Les Échos xëye Mamadou Diop Decroix AJ PADS mu ne du al toppe ba fu gaañ a jaar mu jaar fa ca gisul benn raison boycotté élection HCCT yi assemblée nationale sax mu ne léeg-léeg ñenn ñi ne gisuñu njariñam ci dund askan wi ca moo ne mu ngi fi wàllu yeewi mu ne du ñoom ñooy opposition bi honorable député Papa Djibril Fall ci Les Échos xam le ne non inscrit la ca penc ma maanaam bokkul ci génn ak mbootaay waaye opposition bi ci lay des ca la ñu waxante woon nag ak askan wi duñu nangu benn yoon askan woowee gën leen gore seen parfum yu neex yi di Saphir gamme Clarissime Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ak déodorant Malaysia Yumo ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi jaajëfal ko Hadj Assane Gueye mbokk jaa ngeen jëf xibaar yi buur na gën na ca fas tëj hôpital Aristide Le Dantec docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ñu ngi koy fay xaar tey jile mu war a jëm ci yenn service yi waaye nag l'hôpital Dalal Jàmm lay njëkkee diber nag bi ñu dëgmal ñu ngi waajal jullee lu mu néew juróom fukki néew ak juróom ya ca morgue bu hôpital bu Dantec te ba tey xamuñu fu seeni mbokk féete yuuxu pollu lu mu néew téeméeri doomu sénégalais ñu bloqué foofu ca Niger dañ leen a génne ca Algérie ñu dund lu
metti foofee ca Niamey dak ci di capitale bu Niger ay kuréel yuy taxawu ak yelleefu doomi aadama ne nañu gaaw indiwaat leen ci mim réew yokku njogu dund gi ba foo ko natt weesu na ko ci ay supermarché ci mim réew loolu nag merloo ña yeewoo ca banlieue bu Ndakaaru ne ñoom ñooñu jóge biti réew ñëw si le ministre de la santé di njëkkee foofe ca Géejawaay ci nag boobu jamono am na ñoo xam ne dañoo pare ngir dal fexe ba jullee lu mu néew juróom fukki néew laata ñu leen jëbal seeni borom ñanga ca l'hôpital Aristide Le Dantec te ñoom ñooñee kenn xamul seen njaboot fan la féete ba tey ci wàllu xibaar hôpital Le Dantec foofu la ñu des foofu nag juróom-ñaar yi yoon teg loxo feebar ñu interne leen ci hôpital wala ca pavillon spécial bu l'hôpital ba nag dañoo tàmbalee grève de la faim maanaam xiifal ne duñu lekk bu sukkandikoo ci kuréel bi di FRAPP ñoom nag li ñuy naqarlu mooy la ñuy yàgg ci prison laata ñu leen di juger waaye tamit ñàkk warmal calendrier bi jëm ci seen wër-gi-yaram ak yenn revendication FRAPP lu mu bëgg mooy lu jëm ci seen wër-gi-yaram ñoom ñooñee yoon teg loxo ñu gën ci bàyyi xel na mu gën a gaawee Aliou Gérald Koeta membre la maanaam bokk na ci secrétariat exécutif bu FRAPP mu ngi téléphone beeg Serigne Saliou Seck. juróom-ñaar suñu mbokk détenu maanaam ñi nga xamante ne caabi moom moo leen di féete gannaaw ñoo ngi def li nga xamante ne moom mooy grève de la faim maanaam xiifal bi nag li ko sabab lenn kese la mooy que dañuy daal di ñaxtu contre li nga xamante ne longue détention préventive maanaam téye nit ki ci kaso diir bu yàgg bañ ko atte yemuñu ci loolu mais toujours jafe-jafe yi nga xamante ne parfois dañ koy daal di am ci bërëb fajukaay yi moo tey jamono bi ñu waxee yéen ñoom ñoo nga ca pavillon spécial ngir wéyal li nga xamante ne moom mooy seen grève de la faim boobule ñoom jotuni toujours lu ñuy yëgle mooy que ñoo ngi daal di ñaawlu bu baax a baax li nga xamante ne le non respect yi nga xamante ne mooy calendrier bi maanaam tere ñoom bu ñu leen dem ca kër docteur maanaam pajukaay bi rendez-vous yi daanaka respecté wuñ ko comme niñ ko bindee daanaka mooy ci kayit yi et aussi ñi nga xamante ne ñu ci bëri ci ñoom ay handicapé lañu amuñu daanaka doole pour mun a xamante ne maanaam jël en charge li nga xamante ne moom mooy daal di seeni intervention te rax ci dolli ñu ci gën a bëri ci ñoom dañoo war a def ay opération FRAPP en tout cas moom dafa daal di tiit trop ci jamono bi nga xamante ne mbirum paj mi dafa sooxe lool ci biir Sénégal gis ngeen président Macky Sall bi nga xamante ne jamono ji bi ñuy wax mbirum paj mi moom moo ngi doon di bëgg a jaay li nga xamante ne moom mooy hôpitalu Dantec bi moo taxit nag dañ ci daal di xuusaale di wax ni que administration pénitentiaire nañu xool nu mu gën a gaawee ñu saafara jafe-jafe yi nga xamante ne suñu mbokk jelmaan ni ñoo ngi koy daal di dund ci prison yi la rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoon tëdd actuel jamono ji di def xiifal ci pavillon spécial ba tax na toujours ñun waa FRAPP lu ñuy wax ci administration bi mooy que nañu fexe ñu régler nu mu gën a gaawee jafe-jafe yi nga xamante ne suñu mbokk jelmaan ni ñoo ngi koy daal di dund et aussi ñu xool ci 37 prison du Sénégal yi jafe-jafe yi nga xamante ne ci wàllum paj mi ñu xool nuñ ko régler nu mu gën a gaawee. jëm nañoo jokkoo ak administration pénitentiaire waaye mujjul antu kii nag di Pape Mamadou Seck xam nga ne dafa rëccoon ca prison ba moom nag ñu jàpp ne bokk na ci force spéciale ba ñu nag delluwaatee ci mbir yi xool nan la rëcce woon ca prison ni ki dem nag la yëf yi amoon ca pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec ci nag page Facebook am maître Khoureyssi Ba di avocat bu Pape Mamadou Seck nag di xibaar ne ba ñu defaraat yëf yi daanaka jël na ñetti waxtu police technique scientifique ak administration pénitentiaire ña ngay woon ca mbir mi avocat bi nag di xibaar ne clientam daal mi nga xam ne yaramam dafa sutante ñëwaat na ci nan la jaar ba rëcc ca prison waaye nag ba mu fa génnee dafa wutali Sandaga laata mu jël taxi juróom-ñetti waxtu teg na juróomi simili fii ci rajo bi ngeen tàmmu RFM. ak RFM kumpa jeex na. wax naa ko sànq ci boobu xibaar lu mu néew téeméeri doomu Sénégal yi ya ñu génne ca Algérie ña nga ñu bloqué ca Niger am na tey ay weer dañ fay dund lu metti ñu ngi nag ci jamono jëlee ci situation bu doy waar ay kuréel yu yëngu ci ñu respecté maanaam ñu warmal ak yelleefu doomi aadama ñu ci mel ni Amnesty Sénégal. no bokk ci mujjantal waa CAF nag dal di ko gàntal ñoom nag la ñu wax daanaka daal ci gàttal moo di ñoom la ñu waroon def nañ ko mu mel ni ki daal baaraamu tuuma gi ñu ngi ko joxañ kii di fédération sénégalaise bu football mi nga xam te ne la mu waroon def ko ci liggéey googule ñu ànd ak Léonard Diagne ci micro Babacar Fall. bureau jaraaf dafa doon réunir tey et si biir réunion bi kon xamoon nga ne point boobu il fallait ñu yëkkati ko kon bañ ko yëkkatee tamit li ñu jëkk def mooy dañu rafetlu li ñu fédération tànn pour ñu dem représenter ji Sénégal ci compétition googu et ginnaaw loolu tamit dañu bëggoon leeralal ne askan gi ne
amul lenn lu ñu mën a toppee jaraaf si ñàkk a dem ci compétition boobu ndax jaraaf lépp lu mu waroon def ci déposer dossier bi ak yëpp ci délai yi ñu joxoon ñun jaraaf respecté na délai yooyu ba joxe ko donc ñun wax dëgg yàlla amul lenn lu ñu mën a toppee jaraaf si ñàkk dem ci compétition boobu. Léonard Diagne di secrétaire général bu jaraaf bu Dakar bu loolu weesoo ñu daal di waxtaane wàllu basketball ak équipe nationale bu Sénégal ci wàllu góor ñi di waajal ñeenteelu fenêtre éliminatoire ak ci li jëm ci wàllu coupe du monde ci weeru août bi nag lañ ko war a amal ci Tunisie Sénégal nag ngi ci wàccaay gi ni ki démb sax dal nañu amal jogante xarito seen digg ak ñi di waa Cap-Vert fii nii ci stade Marius Ndiaye Sénégal nag mu ko mujj daan 89-72 ñu ànd sexo da càmm. ci ndorteelu match bi seere woon na ne ñaari équipe yi jot nañ cee tolloo juróomi yoon waaye Sénégal nag ca mujjantalu carton gu njëkk gi daf ko daal di gagné 20-benn ci 22 ca mi-temps bi tamit gaynde yi ñoom ñoo daal di rawoon waa Cap-Vert 20-benn ci 40. parce que premièrement ñoom tey lañ yegsi ils ont voyagé loolu yëpp day compter ils sont plus frais xam nga te ñun loolu lañ bëgg sax match bi gën a métti pour ñu mën a jàng si affaire yu bëri. waaye ndaw ka Ngagne Desagana Diop bi nag Cap-Vert daal dina leen di dabu ci ñetteelu carton bi ba sax daal di leen di jiital. mais xam nga fi na ak tàngaay bi ngay comprendre moo tax sax ma teel a jénne yenn joueurs yi parce que yenn joueurs comme góor gi ak Branco waruñu woon jénn sa instant mu jénnee mais dama sant ne dañu sonnoon moo tax ma jénne def benn instant dañuy ñëw ñu bàyyi te loolu boo ko defee si match rek on sait jamais si fin bi la mooy am. Cap-Vert daal di gagné carton googule 63-62 Emmanuel Travado mooy kay tàggat ñuy duppee requin bleu di waa Cap-Vert. tàmbaliwuñu bu baax carton bu njëkk bi ndax joueurs yi dañoo sonn waaye ci ñaareelu période bi équipe bi ñëwaat na moo tax ñu gagné ñetteelu carton waaye vendredi dinañ ñëwaat ak doole waaye jàpp naa ne rek Sénégal équipe bu mag la. gayndek Sénégal yi nag ba jogante gi desee juróom-benn simili lu tekk la ñu daal di dabaat ba raw sax waa Cap-Vert ñu gis tiit joueur bu ci ràññeeku mu di Jean-Jacques Boissy. waaw Jean-Jacques mooy pour MVP tey moom moo changé match bi benn instant momentum bi yëpp dafa demoon si ñoom ñoo kii après Jean-Jacques moo ñëw reversé momentum bi dugal ay 3 points défendre. 89-72 ngir waa Sénégal loolu mooy score final jogante xarito gu njëkk diggante Sénégal ak Cap-Vert yi nga xamante ni war nañoo jàkkaarloo waat niki aljuma ji ca stade Marius Ndiaye ba tey ngir ñaareelu jogante xarito. Soda Thiam ba tey wàllu basketball ci lu jëm ci wàllu jeu de la solidarité islamique ca Konya ci Turquie yëf yi nag ni ki tey jii lay daal di jeex Sénégal nag gulet mu dal di am médaille d'or ci jogante gu ni mel ña def lu mel nag moo di basketball à 3 maanaam basket bi nga xamante ni ñetti joueurs ñoom ñoo cey daal di ne Sénégal dem ba ci final bu doon dox ci diggante ak ñi waa Azerbaïdjan Sénégal ka daal di daan 21-16 fàttali na équipe bi ñi nga xam ne daal ñoo ca daal di nekk moo di Mamadou Lamine Diop di évoluer AS Douane Samba Dali Fall bu Duc Mamad Seck bu Jeanne d'Arc Mohamed Doumbia bu AS Ville de Dakar équipe bi nag ka leen di tàggat moo di Cheikh Tidiane Goudiaby ñu déglu ko ci waxtaan nga xam te ni jot ko seqal Soda Thiam niki démb moom Cheikh Tidiane Goudiaby moom mi nga xam te ni moom mooy tàggat équipe nationale basketball à 3 bu Sénégal kon bokk ñu daal di ko déglu bu fekkente ni Lamine Antoul itam ñu daal di kon bokk wax ci jëm ba tey ci mbir moomu le jàppale ni ci li nga xamante ni daal moo di wàllu médaille Sénégal nag dal na am juróom-ñaari médaille benn bi di or benn bi di xaalis juróom yi nag médaille de bronze ci li jëm ci wàllum pays leneen li nga xam ne mën nañ ko ci wax moo di Oumy Diop moom nag daal dina kon bokk ñàkk lii di raté li nga xam ne moo di podium bi ndax démb dañu ko daal di kon boo gagné ci wàllu 100 mètres papillon moom mi nga xam ne moo di champion d'Afrique en titre mu nga féetee si ñeenteelu place bi leneen li nga xam ne mën nañ ko wax itam ci lay jogante moo di relais bu Sénégal ci wàllu góor ñi 4x100 ñoom nag 9e la ñu daal di classé si 10 yi nga xam te ñoo ñu doon yëngu ci wàllu final bi équipe nationale bu góor ñi ci wàllu judo moom itam dañu ko daal di daan ci final médaille de bronze bu loolu weesoo ñu daal di kon bokk wax ci leneen moo di wàllum nawetaan ak phase nationale yi ñu koy amal fii nii ci Ndakaaru ni ki démb ci li jëm ci wàllu résultat alliance bu Dakar moom dafa daal di daan jamono bu Fatick ñeenti bal ci benn Yaama Tooñ bu Ziguinchor moom Guelwaar ak daal di daan ñaari bal ci benn Réveil bu Diourbel mujj naa ñàkk ci diggante ak Sant Sou bu Sédhiou 3-0 Sanc bi bu Dakar moom nag ak Cité Lamy match boobu nee nañu dañu koy daal di jouewaat ñii di Kémo bu Kolda ñoom dañoo daal di match nul démb seen digg ak Garmi bu Fatick 0 but partout Manko bu Dakar moom mujj naa ñàkk démb ci diggante ak Jamono bu Louga score 4-2 kon bokk fii la ñu koy daal di yamale moom Lamine xanaa rek daal di jébal kàddu gi kii di